barakatu mbokki réew mi ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu di leen ñaanal jàmm saa su ne kenn ku nekk fu mu mën a nekk ci diwaan wi la République islamique de Mauritanie li ñuy njëkk sargal mooy di jaajëfal ulema yi ci réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci gox-goxaat yi di jaajëfal njiitu réew mi son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ak bépp jawrin bi nga xam ni dénk nañ la doxalinu réew mi dañu dem ba ci ñi nga xam ni ñooy la société civile di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu également ñi nga xam ni ñoo nekk ci le secteur informel la jeunesse hommes et femmes di leen ziyaara bu baax a baax jox leen cër mbokk yi am di jàmm yi tey nag dañu am toogaay bu am solo ci suñu yaakaar jëm rek ci gis-gis bi mbokk yi am ci li nga xam ni mooy suñu fête de l'indépendance moom sa bopp waaye réewu Mauritanie am ci xët bu am solo ci doxalin yi jàkkaarloog colon bi ñuy wax ni bokk nañ ci réew yi nga xam ni négocier wuñu benn yoon suñu indépendance ndax ay valeurs yi nag bokk na ci aspect religieux kilifa diine yeeg kilifa aada yi jaar ci réew mi jàkkaarloog tubaab bi waaye itam ay taxawaayu koom muy des valeurs économiques et fàttiwuñu tamit ay valeurs ngànnaay ndax réew yu bare ci Afrique booy seetlu gànnaay yi jóg nañu conflit yi waaye lu jamono gën a dox ñuy gën a xam ni doomu aadama yi ñoo bokk lépp ci buur bi yàlla ak ci yenente bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam réewu Mauritanie nag bu ñuy wax cohésion sociale di wax li nga xam ni mooy mbokkoo benno muy unité nationale ñu toftal ci li nga xam ni nag mooy citoyenneté bëgg sa réew nekk patriote ku laal sa réew jot la boo taxawee nag génn bitim réew ñu ni la foo jógee nga ni réewu Mauritanie dafa am lu bare lu muy mandargaal donc nañu jàpp ni rek citoyen bu ne fu mu mënti dem ak ci lu mu mën a jublu day représenter réewam mbokk yi am di jàmm yi jàmm la ñu ñaan ci réew mi te jàmm am na fi tey nag seen émission pencum askan wi ma am ay gan yu am solo kenn ki di Saïd Malick Ibrahima Diop di ancien international de football waaye bu ñu ko jéggee laal li nekk ci gannaawam dinañu fa fekk lu bare incha allahu rabbi li nga xam ni moo lëkkaloog cohésion sociale lëkkaloo mbokkoo ak li nga xam ni mooy demlante ak dikkalante ma am sama càmmoñ kii nga xam ni mooy Mohamed Abdallahi Le Mrabat di Jamal le grand Jamal est là aujourd'hui en tout cas à l'occasion du 61e anniversaire juróom-benn fukk ak benn di ko sante yàlla yàlla na réew mi am jàmm barakallahu fiikum ñi ngi nuyu le monde sportif di nuyu tamit kër yu mag yëpp nga xam ni ràññee nañ leen ci ay diir ràññee nañ leen ci jamono tey nag dinañ leen ko delloosil ci waxtaan wi di wax Saïd Malick Ibrahima Diop maa ngi lay nuyu bisimilah ci télévision Al Mauritania. asalaamaaleykum Ibrahima maa ngi lay fay bu baax mais gannaaw bi nu sant yàlla. julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi nuyu sama xarit. di sama doomu ndey ñu koy wax Jamal. man moom di seq lu yàgg lu bare xam naa bu ñu duggee ci waxtaan bi. si kanamu tuuti loolu yëpp dina feeñ. incha allah maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñuy seetaan léegi. di la nuyu yow tamit bu baax a baax. di la remercier. Ibrahima Idriss. ci confiance nu jox ba invité nu sa émission incha allah. jërëjëf ci dal si kanam tuuti. Saïd Jamal ñu ngi lay bëggee bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. maa ngi lay fayu Ibrahima Idriss Wade di la jaajëfal di la gërëm ci teewaay bi te yow xam nga ni man foo ma woowee naa la wis waaw tabaraka ndax di nuyu sama doomu ndey di Malick comme lu mu wax man ak moom bu ñu commencé di lim di wax suñu diggante mënuñu pare fii ba déwén jërëjëf di la nuyu bu baax di nuyu ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla jàmm sax fii ci suñu réew allahumma amiin yàgg ndax ñu ñëpp ay doomu réew mi te réew mi rek moo ñu ñor jërëjëf
kooku mooy Saïd Jamal di ko bëgg bu baax a baax boo leen ko déggee ngeen xool ko dina wane ni mbokkoo gi nga xam ni moo nekk ci réew mi ndaxte lu réew mi gën a dem mbindeef yi di gën a am soxla bi nag mooy ñu xëy am Mauritanie bi nga xam ni Mauritanie bu ñëpp bokk Saïd Malick ñu ngi lay nuyu bu baax a baax kii di Malick Diop dama jàkkaarloog moom ngir rek mu jukki ndaxte doomu aadama bi dafa am ci ñu mu soqe ko booy wax tey ci sa ay waajur ak mandarga yi nga xam ni seetlu nga ko ci seen dund ak fa ñu dunde waaw lan nga may wax. waaw loolu boo mu si laajee dina ma neex lool parce que dinaa la si mën tontu bu baax a baax man maa ngi tuddee Malick Ibrahima Diop. sama papa ñu ngi koy wooyee Ibrahima Medoune Awa Diop. ñëpp xam ko si Iba Diop ñu koy wooyee Pa Berlin mooy temps yi mu amee Berlin bu mag ba citerne bu mag ba daan def Saint-Louis attaar yóbbu carburant. sama waajur bu jigéen ñu ngi koy wooyee Astou Wade di doomu Serigne Mbaye Wade waaw Serigne El Hadj Mbaye Wade bu Rooso xam naa nag Mbaye Wade ku ko tudd tudd nga lu rëy ci Mauritanie waaw so bi ñu ñëw fi nag sama papa ñëw fi di liggéey si société bu ñuy wax Lacom ñoo doon représenté fii Peugeot bi mu fi ñëwee ñu ñëw fi à Nouakchott en 72 sanc fi daal fii jóge Rooso sanc Nouakchott mu fi ñëwee mu def yu bare ñu dëkk Lixaar bi nga xamante ni temps yooyu amul xaaj ak seen amul frontière kër yëpp quartier yi ak yooyu yëpp nit yi demalante diggante bi naar bi wolof bi pël bi tukulóor bi amul benn différence entre la population ñu nekk si ñu yar bu baax suñu kër nag ñëpp fa jaar parce que ku xam Iba Diop xam générosité xam ambassade xam waaw te kër ga ambassade lañ ko doon ambassade lañ ko tudde waaw te ambassade bi waaw ndax unité parce que ku nekk moo fa jaar même sur le plan international am na ñu doon yeneen nationalité yu doon jaar ci kër googu boo masaan ñëw ci kër gi da ngay defoon ni dafa am cérémonie religieuse wala dafa am ngénte wala dafa am takk mais Allah nit yi ñoo doon ñëw rek nit yi ñoo doon et puis ku ñëw mu uuf la Kazaar boo fa demee Lixaar temps yooyu comme li ma koy wax rek buntu kër yëpp ubbeeku ci cohésion sociale. waaw bu baax sax moo fa amoon. au niveau d'Ixaar mooy li mu lay wax rek y avait pas de frontière entre la population Oxaar. fu la neex ngay dem te xale yi Lixaar yi dañu bokk duñu benn woon naar bi pël bi tout loolu comme j'ai l'habitude de le dire. et bon amul daal xaaj ak seen entre nous les jeunes d'Ixaar. xam naa ne bu ñu demee encore tuuti. incha allah bu ñu duggee tuuti li ma jàpp ci sa wax mooy Lacom. Ba Mamadou Samboli xam nga ni mag ñu baax ñooñu góor gi Iba Diop nga wax ko góor gi Babacar Ndaw góor gi Biram Mbodj foofu laa bëgg nga dugal ma ci mag ñi ci fànnu cohésion mais bu fekkee ni da nga taxawal kër gu mel noonu bare na macha allah kër yu bare yoo xam ne ñu ngi woon ci Lixaar boobu ngay wax ñu mandargaal li nga xam ni mooy dëkkandoo bu rafet ndax réew mi lu at yi di gën a dem ñuy gën a di yuuxu unité nationale ñëpp foog ni amu fi woon boo mooy duggalaat ci li nga xam ni moom moo waraloon tax benn ci kër yi ak ki ay kër yu mel na moom ku ne di fa dugg lan moo taxoon ak ñan ñoo fa doon dugg. waaw kooku dama lay wax ni boo gisee loolu am suñu waajur yi ñoo ko jëmbat parce que comme li nga wax léegi loo nembu nga ñëw ci Baydi Diop ñëw ci kii lu mu tudd yarax mu Mamadou Waar ak ñeneen Samba Diaga ñoom kër Samba Diaga ko ñoom Iba Ndiaye ak ñeneen musu Kora Samake ko ñoom Oumar Samake kër yooyu ñun duñu juddu fekk suñuy wajur yi di ànd ñoom si seen bopp parce que ñu bari si ñoom ñi ngi woon Lacom te société boobu dafa di woon société bu mag ba nga xam ni ñëpp mag yëpp fa lu ñu nekkoon léegi ñoom bu ñu juddoo ñu fekk ñoom ñëpp di ànd macha allah suñu mag yi di ànd ak seen ay doom yu mag ñun ñu ñëw di ànd ak seen rakk yi et tu as vu tey ndax naax saay amul ñan ngay jottali yow foofu laa bëgg ñëw ak yow yaa ngi lim suñu mag ñi suñu papa yi suñu mag ñi ñun parce que ñun ñëpp ñoo bokk génération ñun ñan la ñu jox
waaye ñun nag boo gisee Berti xam nga boo gisee loolu li ko waral ñun on a tout fait pour jox témoin boobu suñuy doom yi ñuy demlante seen biir sama doom di dem ak doomu mën naa wax élève ndaw wala doomu Pape Diop di dem ak doomu waa Kër Waar mais xëy na li sunu wayjur yi doon kii si ñun coono boobu ñu doon daj si ñun dinu yóbbu suñu mbokk yi xam nga lu léegi jamono bi ak technologie bi ak dim la ak influence bu am bi tax na ak comment je veux dire les problèmes de la vie tax na ba léegi mënatuñu am ci boobu am waaw si suñu njaboot yi dinaa ñëwaat ci Malick parce que bu ñu demee ba réew mi tey ñu nekk ci lu mel ni soppi xar kanamu système éducation te am nga ci école yoo jaar muy ay école je pense à mon avis ay école citoyenne boo xam ni produire nañu vraiment de vrais acteurs qui ont su conduire cette république dans le cadre de l'unité nationale dans le cadre du sport également dinañ si dellu si waat léegi Jamal fa tabarakallahu macha allah man bu ma la xoolee damay bëgg bu nit mbindeef di wax unité nationale ci réew mi war na jàpp ku mel na yow ñu ngi rappelé léegi ci xët wu jiitu wi unité nationale citoyenneté fan nga ko mosoon seetlu ci Nouakchott ak ci yenn ci bëri bon tout d'abord comme li ma la wax damay dellu njukkal sunu papa yi ñaan yàlla woyofal suuf kaw ci ñoom ñooñu jógee ci ñoom guddal fan yi nekk fii di dellu njukkal sama yaay maam Astu Wade yaayu moo jur Malick bi sama yaay la te fu mu nekk te fu ma toog dinaa wax turam ndax mooy yaayu ñëpp képp ku jaar ci Nouakchott ci Lixaar mënuloo fàtte teraanga ak mbaaxu sama yaay maam Astu Wade ak sama papa Ibo Diop bon man dem na comme moom jox na tuuti notion ci moom man tamit Mouhamed Abdallah Al Marad laa tudd Jamal Chingiti la bokk sama papa Chingiti la bokk sama yaay Trarza la bokk mais man Mauritanie laa bokk jërëjëf sama papa France la nekkoon docteur Babacar Alpha ci Bordeaux 1951 52 moo boole sama papa ak Mokhtarou Dada sama papa fekk Mokhtarou Dada 1957 Ndar def ko chauffeur ñëw fii ci administration mu nekkoon Rosso di jouer Idéal de Rosso boobu terrain ak sa papa Idrissa ñoom papa Petit Ra Grand Ra Riquet sama papa Makhtar Gueye ak sama papa Ousmane Diallo naka yàlla gudd fanam ñoom ñëpp ñoo nekkoon foofu ak sama papa Mahmoud Bokhares ci lycée de Rosso moo juddoo fii def école 8 fii dem jànge collège Lixaar man ak Malick bii ñoo bokkoon collège ñoo bokkoon fa te yow xam nga ci dara lu mu wax Nouakchott bu jëkk benn kër du tëj bu buntam ñun xamuñu kër Wade xamuñu kër Diop xamuñu kër Jamal kër Mademba wala Massamb kër yëpp kër ñëpp la xees yeeg ñuul yeeg naar yeeg pulaar yeeg polof ñëpp ay jaxasoo ñëpp ñoo àndandoo ci école ñoo àndandoo ci stade maire yëpp ñoo àndandoo ci marché pour ndugg ji ñëpp ay dem ci liggéey àndandoo bu ngoonee ñëpp nga gis ñëpp doo wax kii wolof la kii ñun musuñu xam loolu même sax da ngay gis naari seen biir ku nekk xamul tribu moromam yàggul buñ ko xamante parce que ça nous intéressait pas et puis amoon na lu am solo xëy na Malick fàtte nekk bu njëkk ba famille yëpp dañu daan ànd booloo pour yar seen doom je m'explique yow sa papa mun na ma yar man te soxlawul mu wax ko sama papa bu ma gisee mu def lu jaaduwul mu ñëw teg ma ci yoon sama papa man mun na la yar yow yar Malick bi te soxlawul wax ko Iba Diop wala Idrissa Wade du dëgg parce que dañu daan ànd ci lu baax bëgg lu baax pour seen doom loolu mooy moo leen ñor ndax ñu bàyyi nit yu baax mu ne ñu doxal réew mi ca kanam bu fekkete ni ñoom jóge nañu àdduna bi mais bàyyi nañu lu ku baax mun na wax mun na def seen gannaaw ñoom lu daan jëmbat comme Malick wax na du dëgg kon moo taxit ñun dañu war a dellu jukkal toujours pour su papa yi
comme Cheikh Diagne. góor gi Cheikh Papa Cheikh Diagne. voilà ñoom yaan Cheikh. Papa Tomi. oui. Moulay Ahmedul Qarabi. oh là là. du dëgg. oh. ah le vieux Lo. dégg Lo. boo commencé di lim. doo jeexal. doo jeexal. doo fi jóge. doo fi jóge. te avant Lixar. waa waa Iloka. waa Medina Ilo B. Trois, bloc yeeg Kër Ilo A Pambol yeeg. Gueye. yow Idrissa xam nga ni bu baax. ñoom ñëpp dañ daan dox Lixar. dem ba capital. te da nga daan dox. daan dox te boo ñëwee Ilo A da nga yaakaar ni yaa ngi Lixar. ku jógee Ilo A Ilo B dafa yaakaar ni dem Lixar wala permis dafa yaakaar ni mi ngi Ilo A. nga jëm ci c'est-à-dire bloc yi. amul woon frontière. BMD. ñëpp dañu daan ànd. ñëpp dañu daan def lu nekk ci seen biir. amul xaj ak seen. amul xiiru amuloo naayu. ñëpp bëggante te yàlla tax. loolu moo taxit. réew mi dafa commencé dafa doxantaan yooyu. te ku nekk dafa respecté moromam. te yow mii waalo da nga fonk sa cosaan. waalo mais taxul doo ànd ak naar. taxul doo ànd ak séeréer sarxule. taxul doo ànd ak pulaar. parce que cosaanu naar cosaanu sarxule cosaanu pulaar tu peux te l'approprier. mi ngi ci biir. waaw mi ngi ci biir parce que ñun ñëpp ñoo bokk Mauritanie. te cosaan ethnie bu nekk xeet bu nekk ci Mauritanie. ku nekk ci ñun mën a gis boppam ci cosaan boobu. man loolu daal moom. am na solo trop mbokk yi am di jàmm yi dañu taxawal di delloo si li nga xam ni moom mooy dundu démb yi yàggul sax wante bu ñu seetloo ni buum baa ngi dagg ren rek dafa fekk ni am na jokkalante bi nga xam ne dafa xaw a diis ci génération yi Saïd Malick jaar na ci léegi wax ci yenn technologie nga xam ni fi nga toog ngay toog nemmeeku sa mbokk dem lente beeg dëkkalante bi waaye je parle de valeur te bu ñu jógee ci cadre yi nga xam ni kër yu mag yi fa tabarakallahu maa ngi ci bu ñu demee Rosso itam am na exemple yu bare yi nga xam ne ñu ngi fa di leen nuyu bu baax a baax jox leen cër waaye bu ñu nekkee ci kër gi moom ngeen fi wax lim nañ fi lu mel ne ambassade imprimerie waar ak côté yooyu les frères Guissé yooyu yëpp bokk nañ ci li nga xam ni nañu delloo si ni mag ñi daan dunde xam ni loolu rek a wóor wax ngeen ko jaar ngeen si duma ci jaaraat mais Malick bu ñu jógee ci kër yi ci l'école bi la ñuy dem muy réew mi ñu nekk fii di saytu du saytuwaat li nga xam ni mooy jëm ci fànnu njàngale yéen ngeen jaar ci ay l'école yu am solo ci réew mi boo mooy delloo sil li nga xam ni mooy yenn ci école yi ak ni ngeen doon jànge ci l'école yi lan nga may wax. waaw kooku dinaa si mën wax bu baax ndaxte école léegi dafa changé. école léegi dafa changé parce que ñun bu njëkk mun naan dem école du daan fekk yëpp école. c'est-à-dire dañu doon jox suñu ay cahier. suñu ay couverture suñu ay lu ñu soxla dañ koy fekk ci école. même tenue. même ay tenue dañu ko daan jox. je me rappelle très bien du doon yàkkamti indépendance jot. vraiment indépendance génn na ci. caabi du doon yàkkamti indépendance jot te dafa amoon ay yu bare yi nga xam ni. duñ ko doon def ci école bi man je me rappelle temps yooyu. li nga xam ni li ak xam nga ndax am na ba léegi parce que peut-être mën na am na ba léegi. parce que ñun temps yi doon jàng. du doon def ay groupe de travail. et puis dañu amoon ay professeurs yi nga xam ni. duñu woon ay maîtres. du mën naa la wax ni la ay mag lu ñu woon. c'était des pères éducateurs. waaw c'est ça. parce que li ñu doon def loolu yi. kuñ ko defoon sa doom tey. suba nga dem école ba clamé yi. c'était des pères pour nous. dañu doon dóor mais dañu doon teg si woon man je me rappelle bu ñu daan gis suñu professeur di si mbeddu kasaar yi. mais dañuy jàdd parce que ragal nañu suba mu ñëw école mu yow gis naa la si mbedd bi ngay dox. à telle heure. waaw parce que dañu doon ils nous obligeaient à tout le temps travailler. et te dañu doon may ay moments de distraction à l'école. effectivement loisir dans l'école voilà dans l'école. ba tax na léegi. et puis da nga doon am c'est-à-dire ñun. jàng bi ñu doon jàng les professeurs étaient tellement forts par rapport à aujourd'hui. lu ñuy wax éducation rek Idrissa. éducation bu njëkk la amoon. boo ñëwee 8h moins 5 drapeau bi jóg. ba ma ni la doo nangu sax ñëw 8h moins 5. parce que doo nangu ñëw 8h moins 5 bu la fa 8h fekkul. gis nga ñun dama am souvenir benn professeur. bu ñuy wooyee monsieur Cheikh. monsieur Cheikh bu nu masaan def devoir. léegi mu war a ñëw kuuram war a ñëw mu war a ñu jox suñu ay notes. xam nga lañ doon xàmme ni mer na. buy ñëw amoon na benn garab bu nekk ci buntu école bi. dafay dagg si caru garab bi
def ko si gémmiñam waaw loolu moom boo ko gisee tey nu ñuy dee ce qui veut dire que suñuy note baaxul suñuy note baaxul vraiment le père mais bu ñëwee note yi bu joxee note yi ba pare bul fekkee lu si topp xam nga loolu yooyu éducation boobu waaw léegi amatul léegi tu ne vois plus ça vraiment nax saay na non nax saay na bu bari te dañ daan bokk ci ay hayaakal je me rappelle très bien hayaakal le breakol mbarak on faisait des mouvements d'ensemble c'est reconnaissant c'est vraiment bien chaque soir bu nu wàccee dañuy dem def mouvement d'ensemble mais je veux arrêter juste sur le mouvement d'ensemble et le hayaakal comment ça se passait Malick vraiment c'était bien beau c'était beau parce que mouvement d'ensemble dañuy ñëw ñu jël ci classe bu nekk ñu jël ci ay élèves et moi je faisais partie des élèves yi nga xam ne duñ si daan masaan bokk parce que dama amoon un peu un côté sportif et j'ai eu la chance ku ma mas a jàngal dafa am benn cofeel bu muy am ci man tu as vu mouvement d'ensemble dañ doon am na ay temps chinois yi ñoo ko doon defal chinois yi je me rappelle très bien am na benn indépendance bi fi yarax suñu président de la République Mokhtar daa nekkee ñu ngi ko defee stade Kasar dañuy jël ay xale capital jël ay xale Kasar jël ay xale 5e jël ay fu nekk daal gox bu nekk ci Nouakchott dañ fay jël ay xale chaque ngoon dañ daan def répétition mais dem ñun ba xam ni soxlootuñu chinois yi bi ñu koy présenté lu mu tudd ci kanamu Mokhtar daa indépendance boobu mais il fallait voir c'était émotionnel mais vous sentiez des enfants de la République voilà wane ni que ni ñun am na lu ñuy participer suñu doxalin voilà c'est ça on était imprégné dans ça suñu wayjur yi dañuy kontaan ñëpp a ñëw ku nekk sa wayjur ñëw pour toog si wetu président de la République nga présenté wu dem génn sa wayjur yi jàppale di la fóon gauche droite nga xam ni que ni yow yaa ngi participer ci gox bi nga ci waa tu vois on se sentait vraiment imprégné dans ça par rapport à l'indépendance je veux citer l'école 2 d'Uxar l'école 11 sapeurs-pompiers et l'école 1 c'est des grandes écoles yoo xam ne qui ont produit ñu mag jaar rek waaw vraiment je me rappelle en 1975 jaxoon na lool entre l'école et la maison il s'est passé beaucoup de choses et dinañ ci dellu si incha allah rabbi Jamal dans la même mouvance réew mi dégg nga li Malick jukki fii yëpp ça t'a excité waaw dama bëggoon yokk tuuti ñoom mouvement ensemble coréen yi coréen yi waaw coréen c'est effectivement parce que man bokkoon naa ci et puis je me rappelle amoon nañu soloon et puis par catégorie amoon nañu soloon lu rouge amoon nañu soloon lu weex amoon nañu soloon lu bleu waaw te mouvement boobu pour te dire wax dëgg yàlla Mauritanie bu ñu bàyyi am na yoo xam ne tey vraiment bu ñu ko bàyyee mais parce que génération yi Jamal ma ñëw may génération yi dañ defoon ni lii lépp mënu fi am may Ibrahima ndax man am na yu xam ni daf may métti parce que fekk naa lu baax fii Mauritanie bu ñu bàyyee ñëppay jaxasoo ñëppay àndandoo suñu réew mi benn réew du ko attan lu tax d'abord ñoo bokk diine parmi les rares pays au monde que ethnie yëpp dañoo bokk diine te loolu doy na sëkk wallaay te am na métissage brassage bon pour mouvement d'ensemble pour éducation bi nga wax école bi lu jëkk jàngal mooy les bonnes vertus dañu daan ànd ñu ñëpp ñun ñu xees pulaar yeeg wolof yeeg naar yeeg ñëpp àndandoo dugg ci benn classe te maître boobu xoolul kii naar la kii pulaar la kooku moom yoonam nekku ci moom lu ko ñor rek mooy day ñëw def liggéeyam transmettre le savoir dox le savoir pour xale yi ndax suba ñu am ay góor ak yu jigéen yu baax mën nañu yor réew mi yëkkati ko yóbbu ko kanam et puis maître bu nekk dafa am fierté moom ci boppam di jàngale buggul mu nekk tey def beneen métier wala moom loolu moom daal instituteur moom instituteur doy na ko sekk c'est-à-dire bu njëkk ku nekk dafa daan def liggéeyam ba mu mat sekk te xoolul liggéey keneen ki il y avait ce qu'on appelle la conscience professionnelle il y avait ce qu'on appelle la conscience professionnelle te duñ daan jàngal éducation civique te maître bi ay vertu yu baax rek la daan def ci boppu xale yi
te dinaa dellu encore sunu kër yi bu jëkk ci biir kër gi biir néeg ba yow ak sa baay ak sa yaay ñoom duñ la wax lu bon dañ la wax sa moroom yi sa dëkkaale yi nga jàppalante ak ñoom nekk ak ñoom duñ la jàngal yu bon moo tax damay dellu njukkal toujours pour suñu waajur yi def nañu liggéey bu am solo te kenn du ko fàtte ah te éducation comme moom lu mu wax état bi dafa joxoon éducation gëddam ak akam daawuñu fay stylo dañu fay dara ñëwal nga jàng loolu la lay laaj te je me rappelle bien xëy na fàtte ngeen que fin d'année école yëpp parce que man école 8 laa def école 8 te école 8 génn na ay doomu ay cadre je peux citer par exemple il faut en citer. je peux citer Mohamed Abed l'ex-ministre des Affaires économiques Jami Lamine Chidou Chemseddine Sow Ali Wagué Ahmed Diane du centre océanographique su ma limee fii du ma ko colonel Diawara de la 6e région militaire actuellement ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu c'est des grands cadres wallahi te ñu ngi def liggéey bu am solo ci réew mi tey te xam nga loolu njëriñ lan c'est le fruit de quoi fruit enseignants ñooy monsieur Ndiaye ak monsieur Sy Zeynabou Kane Mouhamed Larde ne leen yàlla fay yàlla rek moo am seen fay wallahi dëgg la yàlla na leen yàlla fay te éducation bi fin d'année dañu daan rassembler école bu Nouakchott yëpp Muxtaaru Dada ak soxna Mariam Dada ñu ngi koy ñaanal moom yërmande ñaanal Mariam suñu yaay Mariam wér xool ñu daan def cérémonie annuelle fin d'année jox ay prix te doomu président bi Mouhamadou Muxtaar Dada ak doomu ministre yi dañu daan ànd ak ñun ils n'ont rien de plus que nous ñëpp ba xasee ba dugg ci école bi instituteur bi xamul doomu ministre doomu président doomu planton doomu jaaykatu yàpp jaaykatu yët gëj ñun ñëpp au même pied d'égalité te loolu moo manqué ci réew mi léegi il faudrait que yéen ñu mel ne yéen en tout cas moi je l'ai toujours dit bu ñu bëggee jottali yenn génération yi di jottali ñeneen ñi il faut prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut parce que lépp mi ngi aju ci conseil ak yenn ci comportement yi man je rappelle quand même que j'ai fait le collège de Tabrazdene dans le temps où l'école française était là-bas avec la famille Anne Amadou Babali, les Cheikh Thiam aujourd'hui de la fédération si je peux citer Hassanoul Boukreis mon ministre que je salue vraiment c'est une joie c'est une émotion am na solo lool benn aji soxna Malick mi ngi may wax ni ma nañ ko génneel Mariam Dada fu mu nekk boobu je veux parler de soxna Ndeye Awa Wade bu Rosso bu kër El Hadj Mbaye Wade elle a eu à servi vraiment pour cette dame Mariam Dada et sa sœur donc yooyu la ñu war raccorder te démb amoon na fi SMTH aussi ça te dit Malick par rapport à l'indépendance et waaw SMTH dafa may fàttali sama nijaay yaraxam waaye quelques secondes de silence oui. Vraiment parce que bi ñu gën a nekk xale je me rappelle très bien macha allah waaw jërëjëf dañu dafa ñu bokk njaboote ñun ñëpp waroo woon dugg si jërëjëf je reviens sur Malick parce que émotion la loo génnee ci démb rek bëgg ko indi tey émotion lay nekk mu nekk lu doy waar Jamal dañuy génn ci xëtu parce que sóoraale woon nañ ko dañuy génn ci xët bii nga xam ne moom mooy mbokkoo yi kër yu mag yi wax naa la léegi bu ñu demee Rosso aussi mu gën a tar génération yi ils ont une grande attention à faire waaw mottali man xam nga kenn ku ma xam nga ni toujours damay jox respect pour kër yu mag yi te Nouakchott avant kër yëpp ay kër yu mag lañ mais am nañu kër ñu dañu distinguer seen bopp man boo demee Rosso ku dem Rosso tey ak démb munul wax ci Rosso te jaarul ci sunu maam Mbay Wade ndax kër maam Mbay Wade
ñëpp xam nañu kër ñëpp la ça rassemblait tous les Mauritaniens. naar yéeg wolof yéeg lépp Lixaar mënuloo dem foofu te waxuloo kër yi ñuy cité soxlawuñu dellu ci ñoom. du dëgg. xam nga lu tax ndax ñooñu dañu teg lépp ci yoonu yàlla ak sun ak yonente Muhammad te lépp loo tegee ci diine yàlla dina ko barkel dina ko te ñoom lan moo leen doon ñor képp ku jaar ci kër yooyu suba bu toogee bu am ay njabootee bu am ay sëtaat day fàttaliku fu mu ko jële woon jukku yu baax yooyu fu mu ko jële woon donc kër yu mag yooyu dañuy jouer rôle bu am solo ci cohésion sociale ci et puis ci indépendance bi fàtte naa sax avant bu jëkk indépendance bi dañ ko daan préparer ay weer avant oui vraiment école yëpp solo te gouvernement bi daf ko jox gëddëm parce que c'est une journée solennelle c'est la plus importante journée dans la vie d'une nation vraiment nga moom sa bopp du président de la République jusqu'au petit citoyen ñoom ñëpp jour boobu mbette boobu mu am ak bége boobu benn la wallahi benn la dañu daan def défilé civil topp ci défilé militaire te comme lu mu wax moom sa yaay ak sa baay bu la gisee waaw c'est un yaram grand honneur day daw Aminata Bilal Diop yow sax da ngay am xol dañ daan cultiver ci yow bëgg réew ay valeur xam nga dinaa la wax dara may ma rek dinaa la may xam nga lu tax avant ñun suñu jaar yi ak suñu baay yi xam nga lu tax ñu bëgg Mauritanie parce que Mauritanie dafa bokk ci suñu deret nous ne sommes pas des Mauritaniens par kayit nous sommes Mauritaniens par sang te Mauritanie moo ñu ñor parce que man mii su ma demee Kayiti wala ma dem Gidimaka man mii je suis de Chingiti su ma demee Gidimaka wala ma dem ci Fouta wala war naa gis sama bopp parce que foofu sama réew la fii bokk na ci sama réew damaa bëgg waa Fouta waa Waalo waa Gidimaka bu ñu demee Zouérate wala dem Chingiti wala dem Wadane wala dem gox bu nekk ci Mauritanie war nañu gis seen bopp parce que yow mii suba bu am attaque ci Mauritanie yow mii ci Waalo xam nga ni daa ñëw ci frontière Mauritanie jox sa dund bakkat jàngalal téléphone man tamit bu ñu attaqué Waalo bu ñu attaqué Fouta man mii Jamal war naa jox sama bakkan Mauritanie war na ma jàngal jërëjëf waay wax dëgg yàlla nationalisme moo manque xoolal patriotisme moo manque ci réew mi léegi jërëjëf vive la République Malick dañu ñëw ci sport parce que xol yu tooy na ñu ñëw ci sport buñ nee sport surtout le football tey sa xel ci lu muy dem ci delloo si ak réew bi nu mu taxawee waaw yaa ngi dugg nag si domaine ba nga xam ni si la sama domaine la parce que xam naa si lu bare je peux dire que ni génération yu bare fekk nañ ma fi bu may commencé damay commencé si génération ñoom Sinédri ñoom Jobbo ñoom Tara Xaysi Koppa Mini Cheikhatou ça c'est des gens yi nga xam ni bu ñuy joué man bien vrai que xale bu tuuti laa woon mais Birama Gueye voilà ñoom Diop le Lion bu njëkk sport bu njëkk Ibrahima dañ ko doon def ñun pour par amour. waaw mais nag ci kër yi la génne. par amour si kër yi la jógee. yar yee ko defar. waaw yar yi si kër yi waaw te les gens étaient disciplinés. vraiment oui vraiment buute na ak jamono bi léegi nga xam ni gis nga xale yi nu ñuy comporté woo. parce que mooy li mu lay wax rek tout le temps dañuy dellu si yar bu njëkk ba ak yaru léegi. ci yar bu parce que même ñun dañ daan bokk man bokk ak naa ak Ndiob équipe nationale. Ndiob ñaata at la ba màggee. ah oui. oui j'ai joué avec lui en équipe nationale. fekk naa ko équipe nationale. Diop Babacar fekk naa ko équipe nationale. Vieux fekk naa ko équipe nationale. bon ñeneen ñi ñoom Sénédri Tara bi mooy ñëw fekk bàyyi nañu mais ñu bari si ñoom Moussa Traoré. ñoom Samba bu police. ñoom ñëpp fekkante naa ak ñoom équipe nationale même bu ma fekkante ak ñoom équipe nationale comme li mu lay wax rek. ci yar bu njëkk ba da daan xam ni ñii suñu ay mag lañu. discipline. on était discipliné am na yu bari nga xam ni duñ ko def seen kanam. ndeysaan keroog maa ngi waxtaan ak maa ngi yénnee vocal Baydi Coulibaly
Oh, l'ancien le doyen. l'ancien On maa s'est ngi parlé hier. koy nuyu au passage. Ah oui, Baydi, le premier SG. Hein? maa ngi koy nuyu au passage. maa ngi waxtaan ak moom mooy fàttali jamono yooyu ñu daan nekk ak ñun. Oh, di ma wax sunu yar gi ñu amoon vis-à-vis ak ñoom par rapport ak ñoom. vraiment. Bon li mu leen wax rek. Garde football tes larmes, je t'en prie. amul lu ñu deful nag. Non, non, les larmes, il faut les garder vraiment. amul lu ñu deful. voyage nunu si ay camionnettes man je me rappelle sama première année bi mooy joué équipe nationale ñu war ma sélectionné junior. Birama Gueye moo doon entraîneur. bi ñuy voyagé Ibrahima xam nga 404 camionnettes. Peugeot Oh là là. Boo ko joxoon xale yi tey. on était 23. Rosso Nouakchott je te jure. mais comme si man tey. Rosso Nouakchott ñi ngi dem Rosso di jouer contre Gambie équipe nationale junior Gambie. 23 imagine-toi ci camionnette. Oh. Et en plus de cela. on est parti jouer à Rosso contre les Gambiens on les a gagnés 2-0. Alors, avec ces conditions-là. ak conditions yi ak yeneen man sama mag yi daan nañu dem di dem Guinée-Bissau jël car fii ba Guinée-Bissau di dellu si oto bi paan ñu yam leen si ay remorque këriñ ñu ñëw ñu pour jouer loolu yëpp pour jouer xoolal patriotisme Oh là gars yi là. amoon Oh. ñun fanaan nañu aéroport reeruñu ndékkiwuñu di jouer ji Niger mais on a rencontré des trucs yi nga xam ni dernièrement difficulté si sport bi bu la ko doon nettali tey mais ci suuf la doon jouer ci suuf coquillage Nouadhibou amul gazon Nouakchott gazon kañ la ñëw 83. Ouais, 83. 83 Amical Cabral. Amical Cabral Oh là 83 là, c'était beau. te 83 gazon bi ñëw na pour nga dugg bu la yóbboo si gazon bi da ngay def yaa ngi dem Brésil pour Mais football. parmi les reporters sportifs, ça te donne qui? Il y a deux qui m'ont marqué dans ma carrière. Oh. Il y a deux Yarahmou Koulibaly Souleymane. Souleymane. Tu sais le gars là. Tout le temps fu ma daan fekk dama naan waalo xam nga moom bon. Ah oui, il y avait ce truc là C'est nos entre parents, nous. vraiment. Et Tagne Mbodj, Ah, Tagne Mbodj, vraiment. Pape Demba Fall. Oh. Et il y en a un qui vit jusqu'à présent man ak moom ñi nga am de très bons rapports Mokhtarou Yeldaali. Oh. Oh, ok. mais c'était des gens yi nga Ah xam oui, vraiment. non dañu xamoon sport. Ah oui. dañu xamoon Ah sport oui, dañuy vraiment. approché joueurs yi dañuy xam dañ lay wax sax wax yow ñi ngay dundee. mais loolu nga dul gis léegi. loolu man maay wax sama doom que ni am ngeen chance. vous avez une grande chance ba nga xam ne bii da ngeen ko war a jàpp. ñun yi ngeen am léegi yëpp ñun amuñu ko Mais woon. aussi, ils ont manqué de chance aussi. waaw mënuñu wax Oui, loolu. oui, vraiment. Parce que bon, amul valeur, am ay koppar, c'est comme du rien. waaw mi ngi noonu. Les valeurs restent. mais dama naan que ñun bu ñu daan joué. dañ daan toog si bu police di joué. dañuy xaar police joueur police yi pare pour ñu jël seen ay goraas joué. Oh là là. Oh là là. Oh. man joué naa équipe nationale ma nga xam ni. contre Niger fii à Nouakchott en 91. équipement Air Mauritanie. dama amul photo yi. maillot Concorde la ñu sol. bàyyi ak kilo di Air Mauritanie moo ko sol. moo ko moom. équipe nationale ma amul équipement. Oh là là. L'équipe nationale n'avait pas d'équipement. n'avait pas d'équipement ce jour-là. ñun ñoo def proposition. ñu dem pourquoi on n'a pas joué avec les maillots d'Air Mauritanie parce que dafa am flocage Air Mauritanie. ñu jël maillot Concorde jël culotte ak baaw Air Mauritanie loolu yëpp. ngir patriotisme bi ñu am suñu réew. pour gagner. ak amour bi ñu am ci football. Vraiment pour gagner. Yarahmou Cissé ak mbokk yi ñu perte yëpp vraiment. c'est des gens yi nga xam ne bu la doon Koulibaly Gagny, non, mais vraiment le grand entraîneur Birama Gueye. quand même. Ah, vraiment. Quand même. Oh là là. Oh Malick, c'était beau. Ah, mais Jamal, je t'ai vu te remuer là parce que sur le xam nga- football, le sport. bon man xam nga bu ñu waxee ci wàllu sport bu Mauritanie parce que là vraiment da nga yëngal ci man lu doon tëdd lu yàgg ndax man bu ñu waxee sport man mun naa wax man mi ci sport laa bokk ndax xam ngeen que sama baay sama papa yëpp xam nañu il fait partie des fondateurs du sport dans ce pays moo yóbbuwoon ñi Gambie. ba avant Gambie mu joué ak première sélection Mauritanie 1961 mu ni ma T46 la ñu yëg moom ak sama papa Ousmane Diallo bi sama papa Makhtar Gueye temps yooyu diggante Nouakchott ak Rosso amul goudron te bu da waroon taw def nañu 3 jours diggante Nouakchott ak Saint-Louis ñu ñëw foofu joué contre Guinée joué contre Sénégal mu ni ma bu njëkk bi AS Idéal ak AS Progrès bu ak lycée de Rosso comme ni ko Malick wax daal benn joueur daf koy jouer match bi mu xaar ba match bi pare keneen kii am
man ak kii dañu daan jouer ay spectateur man ak Malick xam na ci dara te yoo xam nga dara dañu daan dox lig saar ba stade capital dañu daan xaar Njobo ba mu indi dàllam Malick Diop sol que c'est-à-dire baa bi ku nekk moom baa yi ku nekk moom daal yi amul c'est-à-dire dañu bokkoon lépp te patriotisme sama papa moo daan yóbbu équipe nationale des années 70 Guinée-Bissau ak lépp ak coono bu ñu am mais xam nga lu tax loolu ndax bëgg réew bëgg sa réew bëgg réew te bu ñu waxee loolu faut qu'on ñu taxaw fa nous on parle des anciens vraiment Dame Naam gardien on parle de Ramadan yarham on parle de petit grand Ra Rinké on doit parler de le Bardas la famille Bardas Mahmoudi Boukhres Jibril Sal Jibril commissaire Sal Jibril on doit parler ak ñoom Sénédri ak ñoom Cheikh Hatta ak ñoom Adama Ndiaye lay reprise ñoom papa papa Malick du dëgg ñoom Saloum yarhamu xam nga boo limee fii doo te gis nga sport dafa daan boole Mauritanien yëpp da nga daan gis ñoom Kaysi ñoom Cheikh Hatta ak magam moom Gambien mi ñoom ñëpp daan bu ñu paree ma ñoom ñëpp ñu ngi kër Maam Astu kër Uba Diop ambassade ñoo daan ànd Gambien ak ñoom Jakite ñoom Njaan ñoom ñëpp dañ daan ànd amul naar amul yi amul xam nga loolu ñun bu njëkk bi dañu daan def lépp te distinction du am te man wax naa ne te dem koy wax tey te dem koy wax amul woon prime amul woon dara équipe nationale joueur équipe nationale 1000 ouvriers la daan am te dañ daan regroupé fii ci maison de jeunes mun naa la wax chambre 9 ak chambre 10 oui vraiment daa yo sama papa Youssouf yaa ngi jàpp chambre yi Youssouf Fall du ma bàyyi ma fenn man dinaa ko wax joueurs yi tey nu ñu am bu fekkente ni génération bi am nañu ko ak génération bu jëkk bu ñu ko daan amoon ñu jël coupe d'Afrique fii kooku leer na et dinaa la wax fii benn anecdote le Maroc champion d'Afrique 1976 torox na adduna bi yëpp ñëw na fii contre Mauritanie éliminatoire coupe du monde 78 def na 2-2 ak le Grand Maroc avec Faras les Hazaz et consorts 2-2 contre la Mauritanie fii stade capitale et puis c'était 2-1 Mauritanie ñoo amoon 2-1 but de Ndiobo et but de Tahara sur penalty Mini Ablaye Fall moo def débordement bi centré que Mini bëgg dugg rek défenseur bi digg kii et on menait à la marque c'est-à-dire sport Mauritanie et puis di dënnu jukkal pour ñoom Koulibaly Souleymane ne ko yàlla yaram teewunu ñoom Tañ Mbodj Fall Thierno ça veut dire ku nekk xam nga bu njëkk ku nekk dafa daan def liggéeyam vraiment te def ko neex duñu fàtte Babacar Sène di ñaan yàlla inchallah wér pour vraiment la bonne santé pour sunu grand bi Koulibaly gaañi sunu papa Baydi Koulibaly tasante na ak moom Hassan Babi qui est handicap Hassan Babi vraiment non le ministre Mokhtarul Dahi a un grand boulot vraiment Hassan Babi gaañu na ne ko yàlla yaram te yoo ñoom ñëpp parce que xam nga bu njëkk bi dégg nga daan bokk xam nga soo bëggul sa réew. mënoo dem joueurs yi tey nañu sant yàlla parce que ñoom fu traitement bu ñu leen def tey. bu njëkk yi bu ñu ko amoon. Coupe d'Afrique la ñu indi fii. waaw jërëjëf Ibrahima dama yokk si Jamal lii mu wax nii rek xam nga ñii ñu fi lim ñëpp. c'est des gens yi nga xam ni. parce que neenu bu fekkee tamit xale yi def nañu dara. ñu fi njël ñu leen ci njëkk nii. war nañu leen delloo njukkal. vraiment et je n'ai jamais vu. bi ma commencé football ba léegi ñii ñu fi lim ñëpp c'est des gens yi nga xam ni ils ont eu à participer à ce qui s'est réalisé aujourd'hui. oui bien sûr ñoo xam bu xale yi amee ker tey. mag ñee kii. mais mosoo gis kenn si ñoom. ñu delloo ko. jukkal non foofu laay waxee mais man waxuma ñun suñu génération. parce que ñun tuuti nañu trop. mais ñun fi lim ñëpp. ñoom Birama. Sinédri. Kaysi Tahara mais ñu ngi fi. lan lu leen defal te amuñu situation. par rapport à la reconnaissance mais ban reconnaissance nga am. vraiment yow booy dugg stade sax est-ce que doo fay. ah non Malick vraiment. mais dem man quand j'ai vu Koulibaly gagné muy dox ak tànkam. ah non moi je me suis dit que c'est quoi. mais boo fi am les anciens sportifs là am jox nu leen benn ils n'ont aucune considération alors que war nu leen danañu ils ont au moins à défendre ce pays là. vraiment au moins une fois. seen ñàkk tuur na si seen moyen pour ce pays là. mais on n'a pas parlé de Rosso par défaut de temps et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses
le camp, entre le camp Samba Diallo, le terrain de la Médine, hein, les Elifay, les grands hommes. Et quand je me rappelle une anecdote, Cabral en Gambie, on nous aurait dit que Moussa Wade avait marqué. Ah oui, tout le monde a sauté, il marque, mais... Oui, vraiment. En Gambie, ça nous a... vraiment, hein, ça c'est... Oui, vraiment, Moussa, hein, Moussa et autres. Et les autres. Oui, vraiment. Jamal, parlant de l'international, vraiment, da ngeen wax affaire yu am solo ci mbokkoo gi. Moo tax mooy nuyu mon ex-ministre Mohamed Lamine Ould Selman. Je mets un temps d'arrêt. Vraiment, ce sont nos grands frères vraiment et qui ont servi le pays. Fatma Mint Sidi Mohamed, elle est députée de Kobeni, Kulzoum Mint El Yessa également. Je rappelle que Mariam Talla, li nga xam ni moom la doon jongante bitim réew yàlla may na ko ndam, elle a été élue ci association francophone yëpp vraiment di ko remercier di ko féliciter. Doyen Baydi Coulibaly, pas plus tard que hier, nous par l'intermédiaire de Tabara Mbolgay, on a parlé des blocs. C'est vraiment merveilleux. Premier bloc, 5e. Hein? Donc, di rafet Loubouba, disponibilité, Doyen Baydi Coulibaly, comme nous l'avons dit. Mais Jamal, parle-nous de l'administration. Administration. Parce que je rappelle que Jamal a été vraiment un protocole, hein? Au ministère et que administration bu njëkk ak tay bu gaaw ñu delloo si tëj kaddu yi. xam nga man administration su ma waxee ci administration dafa mel ni damay wax ci sama doom. parce que ku nekk xam nga doomam. liggéey naa ministère de l'équipement secrétaire particulier ministre. liggéey naa ministère des affaires économiques 10 ans secrétaire particulier. liggéey naa 2 ans particulier ministère du commerce. ministre de l'intérieur bi Ahmed Saloum Merzoug moom moo delloo ci équipement te maa ngi finance liggéey naa foofu xam nga loolu yëpp te sama papa moo ma jëkk ci administration te man fu ma jaar Mauritanie lay teg sama kanam te bëgg naa ñëpp ñu kontaan ci man ci sama liggéey te loolu sama papa loolu la ma daan wax moo ni ma boo yóbboo nga dee miskin mais ku nekk ci kontaan ci yow ci sa liggéey te ma daan ëppale protocole de présidence bi teeroon naa fi ay chef d'état yu bëri ay roi ci monde conférence yu bëri ku ma xam fii xam ne mu ci administration loolu jox na ma chance ma xamante ak ñëpp bëggante ak ñëpp te awma différence kii man boo ñëwee sama bureau du ma xool sa couleur man loolu intéressé ma man nit lay jàpp ak jukko bu baax lay jàpp te dama xam ni dañ ma fay pour ñii ñëw ci administration bi on m'a payé pour servir les autres te fonctionnaire bu nekk ci administration mauritanienne war nga xam ni on te paye des impôts des citoyens mauritaniens de l'argent du contribuable mauritanien maire boobu toog ci marché di jaay ay pataasam ay carottes yow mi fonctionnaire du président de la république ba ministre bi war nga xam ni sa salaire boobu ci xaalisam moom la jógee kon war nañu administration war nañu la première des choses respecter citoyen mauritanien bu mu duggee ci administration war na xam ni mi ngi ci administration réew ma mi ngi ci këram ah te administration bu jëkk dama lay wax administration bu jëkk bu ñu defee recrutement nomination yi autant de Mokhtar Dada ak yooyu bi sa ministre bu la buggee nommé day jël sa CV yóbbu ko ñu def enquête de moralité ci yow te waa ji il n'est pas au courant xool sa jukkoo ci sa kër sa jukkoo ci mbedd yi sa jukkoo ak sa dëkkaale sa jukkoo ak sa collaborateurs yi si ministère est-ce que yow mii mun nga jël mission bi wala mission est-ce que tu la mérites bu ñu xoolee loolu yëpp xayma loolu yëpp gëstoo loolu yëpp ñu soogee la nommé mais malheureusement ci jamono yi xoolatuñu loolu te war na moo taxit médiocrité bi am administration tey di yokk rappelle-nous des grands hommes administrateurs yi nga xam ne jukko yi nekk mi ngi ci ñoom on peut pas parler de l'administration on peut pas parler de grands hommes mais mënuñu wax ci administration mauritanienne te waxuñu du père de la nation Mokhtar Dada oui vraiment mënuñu wax ci administration mauritanienne te waxuñu ci docteur Babacar Alpha ah oui vraiment mënuñu ci wax ci administration bi te waxuñu ci Mohamed Diagana
mënuñu wax ci administration bi te waxuñu de yiin mënuñu wax ci administration te waxuñu ci wan Birane Sidi Mokhtar Ndiaye Sidi Mokhtar Ndiaye oh là là fàtte naa ko ah mënuñu wax ci administration te waxuñu ci Ba Mamadou Samboli te su ma lemee fii du ma jeex Hamdi Wul Muknas vraiment Malick on nous signale Jamal neex na trop Hamdi Wul Muknas vraiment gis nga ñooñu dañu nekk royukaay dañu war a jël ci ñooñu mooy suñu royukaay jërëjëf te malheureusement tey loolu dafa naax saay waaw Malick njiitu réew mi laa bëgg nga wax ak moom fa tabarakallah ñu dellu si ci waaw njiitu réew mi loo seetlu ci réew mi njiitu réew mi maa ngi koy nuyu au passage et di ko wax que ni na gën a yokk na gën a xool askan bi. oui vraiment. sonn nañu trop. diggante ba fees nag. waaw diggante ba fees mais moom tamit mën nuñ ko comprendre. parce que dafa metti parce que boo nekkee njiitum réew. ñëpp si yow la ñuy yaakaar Covid 19 bi ñëw. situation bi metti na nooy xool na surtout le panier du ménager. oui vraiment le panier du ménager. waaw surtout le pouvoir d'achat mauritanien. Jamal bu gaaw son excellence. man Seydi Raïs. damay jàkkaarloo ak yow. xam nga ma bu baax personnellement. te xam naa la. te yow mi président de la république kenn dara ëpp la ci réew bi. yow mi président de la république xam nga bu baax administration mauritanienne. à travers les fonctions bi nga occupé. te doomu réew mi baax. te xam nga ku baax ak ku bon fii ci réew mi. da ngaa war a jël ci doomu Mauritanie kooku bëgg a liggéey ci réew mi. amul xaj ak seen. amul xaj ak seen te xam nga ni lépp Mauritanie dafa barkala bëriwuñu te am nañu lu bëri ay richesse yu bëri te doy na pour ñun te mun nañ ko sax seddaloo ci suñu réew bu nekk suñu wet te damaa bëgg monsieur président damaa bëgg nga def justice nga déglu bu baax ñooñu ñu bëgg a liggéey pour réew mi ndax suba kii amaana la ci sa loxo ak sa los ak sa los ak sa dox ci kanamu yàlla parce que boo nekkee sa bàmmeel yow Seydi Raïs xam nga ni diw ak diw duñu ñëw foofu di la kalaame foofu damaa bëgg denk na la réew mi da nga war a doxal réew mi ci lu am jëriñ ci askanu réew mi ñëpp gis te fii war nañu xool man xam nga lan moo ma ñor ci réew mi ñun ñëpp doomu Mauritanie ñuul yeeg xees yéeg fuuta yéeg adra dañu war ku nekk ci ñu gis boppam ci yii dañu war a àndoo parce que buñ ko defee réew mi day jëm kanam voilà jërëjëf fa tabarakallahu kon nag mbokk yi ñu ngi sant yàlla réew maa ngoog waaw bu ma waxee réew maa ngoog lu bari comprendre nañ ko fii di remercier Saïd Malick Ibrahima Diop Pa Berlé di ci nuyu mbokk yi nga xam ne ci famille yi ñi seen waajur nekkoon ca La Combe di leen béggee bu baax a baax a baax a baax Casar ancien bàyyiwuñ fa kenn ba Tayarat ci quartier yi bloc yi fa tabarakallahu sama kër Pape Mbol Gaye rahmatullahi taala alayhi ak njaboot gi yëpp nga xam ni itam bokkoo rek moo tax ñu jóg fa la nekkoon démb waaye ngalla tey bu mu ko déranger sama waajur soxna Fanta Diagne maman Asta Diagne soxna Maremal Dame Diop également ñu ngi ñuy déglu ba diwaanu Waalo di ñu topp à chaque fois mbokk yi ca Dakar ci bitim réew Nouadhibou Zouérate foofu yëpp Malick doomaanu réew maa nga fa di daan seen doole unité nationale ak mbokkoo demlante ak dikkalante ci réew mi bu ñu toppee ñaari mbindeef yi nga xam ni tey teew nañu lépp dinañ ko comprendre fa tabarakallahu je rappelle que Jamal sama goro la di ko ziara ku baax la di nuyu Badiane Astou ak mboolam mag ñu baax ñi nga xam ni seen njaboot a ngi fi di leen ziara ñu jëm ci indépendance bu am solo incha allahu rabbi les anciens footballeurs les anciens entraîneurs doyen Baydi Coulibaly ak mbooloo mi nga xam ni démb rafetoon na yàlla na tey continuer rafet génération yi comprendre ko bi jaay Mustafa al Karim Seydina Muhammad mbokk yam di jàmm yi soxna Khadija mbokki Rosso di leen jaajëfal Cheikh Abdel Aziz ñu ziar leen jox leen dig daje incha allahu rabbi àllarba bii di ñëw même heure même fréquence ak seen xarit Ibrahima Idriss di leen jaajëfal la télévision Al Mauritania télé bi leen gën a jóge asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu
من هذه الجبال وداخل هذه الكهوف كانت تنطلق هجمات المقاومين في ولاية العصابة لضرب معاقل المحتل إبان حقبة الاستعمار. بناهي والسيدي والمحمد الراضي كان أحد أبناء الولاية الذين حملوا على عواتقهم جلاء المستعمر. حضر عدة معارك من أشهرها موقعة النيملان التي هزم فيها المحتل متكبدا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تم اعتقاله في منطقة تجانت وهو عائد من رحلة بحث عن السلاح، ليتم نفيه إلى دولة ساحل العاج التي وافته فيها المنية سنة 1915. بناهي والسيدي قاد جناح آخر من المقاومة، فذهب شمالا رغبة في السلاح، وشارك في معركة نيملان يوم 25 أكتوبر 1906. اعتقل يوم 15/7/1907 ونقلوه إلى ساحل العاج، حيث كان معتقلا في مدينة تسمى دابو التي بقي فيها حتى وافاه الأجل المحتوم 1915. إرث المقاومة حمله ابن بناهي سيدي الذي انتهج ورفاقه أسلوبا جديدا في المقاومة يعرف بالكدي، وهو عبارة عن الاختباء في شعاب الجبال والهجوم بشكل مباغت معتمدين طريقة الكر والفر في مواجهة الآلة العسكرية للمحتل. قنتور والبناهي قلب البناهي في الشيبة بلدي تقارط مقاطعة كيفة، وهو البلد اللي كان مكدي فيه سيدي البناهي عاقب حكيم بناهي من طرف المستعمر آنذاك، وجهون في المنطقة في قنتور بالذات 1907، وكانت معه مجموعة من المناضلين اللي معاه، منهم محمد أحمد البناهي ومنهم علي والحبة ومعاهم الصادق، وكان في الحقيقة من البارزين في المجموعة اللي كانت معاه. توثق جبال العصابة ووديانها بطولات رجالات قدر عليهم الوقوف في وجه المستعمر، فكانوا أهلا لذلك، لتخلد أسماءهم في الذاكرة الشعبية كمقاومين أبوا الرضوخ للمحتل. تالي الصادق، قناة الموريتانية.